nee ni constitution moom mooy charte fondamentale bu réew mi bi nga xam ni dafa am ñu ko mën a def du ñëpp a ko mën a def aussi ñun ci suñu cas président lañ jox sañ-sañ bi mu am initiative bi wala le un quart le un dixième plutôt ci ndaw pencum ndawi réew mi muy assemblée nationale donc ñooñu ñooy ñi ko mën wane ne yi tamit constitution yi nga xam ne si am nañu yi ñu bind ak yi nga xam ne binduñu ko yi ñu bind kaay yi ñun Sénégal ci lañ bokk ak yeneen réew yu bari yi ëpp ci àdduna d'ailleurs sax yi ñu bindul nag lu mel ni Grande-Bretagne man seen ki dama neex lool ay nit ñuy dund dem ba xam ni lii daal sañees na ko lii sañuñu ko nga xam ni kenn ku ci ne yaa koy tere sa bopp ba noppi imposer ñëpp bàyyi ko ñëpp it yaa koy nangul sa bopp te ñëpp it mujj nangu ko te bindu leen ko fenn xam naa ni am nañu ndimbal ñoom dama xamul nag ban xeetu ndimbal la waaye am nañ ndimbal te ñoom binduñu ko waaye dañoo dem ba xam ni lii mooy li jaadu ñëpp ànd ci lii jaaduwul mais binduñu ko ñoom. alors boobu xeetu constitution aussi am na wane na ci constitution yoo xam ni it souple nañu am na yoo xam ne si dafa rigide yi souple moom mënees na koo soppar ñi comme ni loi yi jàllee projet de loi wala proposition jaaree ci ay député wala mu jaaree ci exécutif bi président ñu dugal ko rek ñu voté ko mu génn dem. par contre fii Sénégal moo gën a jafe pour soppar ñi pour amal constitution comme bu 2001 bi nga xam ne mooy dox ba léegi te ay coppat am na ci waaye wane na it ni constitution bi am na ay pàcc yi benn bi ci njëkk mooy li ñuy wax préambule bi muy muqaddima bi préambule boobu nag ci la ñuy wanee askanu Sénégal d'abord ba pare le peuple sénégalais souverain baat la boo xam ne man bu ma yitteel la muy askanu Sénégal yi nga xam ne moo moom te moomee su ko gawee su ko it moom fi mu nekk nii nga xam ni lii ñu bokk suuf si li mu ëmb ak li nekk ci biiram dañ ni ñun ñëpp ñoo commencé bokk waaye nag benn buur moo fi nekk fii ci Sénégal mooy askan wi mboole seen loolu dese naa leer ba tey ci boppi sénégalais yi ki nu jiital lañ yaakaar ni mooy buur bi te ki nu jiital mbindaan mi la mooy ki nuy liggéeyloo dañ koy liggéeyloo donc li askan yu bëgg la war a def li askan yu bëggul waru koo def donc mais malheureusement ba tey loolu leeragul ci boppu sénégalais yi alors loolu benn mbir mu am solo la muy askan wi ñoo souverain ñoo moom li nu bëgg rek moo war di am mais lépp lu ñu bëggul warut a am ndax boo xoolee ci déclaration bi ma doon wax sànq ni sëñ Mountakha keroog yegg na ci wax ni mbooloo moo xam ni mat nañ dañuy wax 90% ak nangam te mënuñu lu dul faj mer nee na loolu dee wute ku ma ko gën sëñ Mountakha wax na ko ci wax ji mbooloo moo xam ne bu dee téeméer lañ ci biir kër gi ñun juróom-ñeent fukk yëpp moom lu gàtt-gàtt ndax statistiques yi moom wax nañ 95% am nañu wax sax ni ëpp na ko waaye li gën a lëng 95% la ñu wax 95% yooyu ñun ñoo ëpp ci biir réew mi mel ni kon téeméeri nit la ñoo xam dañoo bokk génn kër ñun juróom-ñeent fukk ak juróom ñëpp ñoo bokk benn baay bu ñu jur juróom ñi fi desaat bokkuñoo ak ñoom baay ñett ñi ñoo bokk baay kenn ki moom it bokkut ak ñun baay ki ci des moom doxandéem la ci biir kër gi te doxandéem boobu mujj na ñun ñëpp ku ci ne ñun juróom-ñeent fukk ak juróom ñëpp da ngay ñëw naan ko man de dóori démb yi moom yi ma dóor démb tey de su ma dee gënee mën a woyof moo gën sa jeneen doomi bàyyi ñëw rek naan ko man de tey soo ma mënoon a dimbali ba leel ma tibub ceeb rek moom danaa la sant ñeneen ñi des ñëw rek naan ko junde soo ñu mënoon a dimbali ba tey nga may ñu ndigal ñu mën a génn rek dana baax ñeneen ñi ñëw ni kon ñun de soo ñu mënoon a dimbali ba jàppale ñu ci jox ñu passeport diplomatique wala leneen dana baax malheureusement gis nga kon ni problème bi amee le peuple sénégalais souverain ñun leen yéen a moom yéen ngeen ëpp fi ba noppi te posture boobu ngeen am nan ñu jàppale nan ñu dimbali nan ñu boole nan ñu laajoon naa fi at yu yàgg ni kin naan nanu mooy kan kin naan nanu jàppale nan ñu boole nan ñu jox cër ki ñuy wax nanu jox cër kan la ñuy waxal ñun kan mooy juróom-ñeent fukk ak juróom yi ma lay wax de bokk benn bàyyi ci biir kër gi lu yendoo fi ak ñii ba noppi àndandoo ñëw ci kenn ki nga xam ne doxandéem la naan ko boole ñu jox ñu cër dimbali ñu dañoo bëgg nga woyofal buum gi tuut dóor yi metti na ki ñuy wax mu boole ñu kan la
askan wi moom di loolu la ñuy wax ci constitution bi kon da ngeen di gis ci docteur li mu présenté ni mu amee solo ci ñu comprendre kon ni ñun askan wi ñoo moom réew mi benn buur a fi nekk askan wi la waaye du ki nu jiital moom kooku ku ñuy liggéey loola rek dañ naan ko defal mu def bàyyi la mu bàyyi loolu noonu la war a demee. am na yeneen yu bari yum ci wane it waaye wane na ci biir exposé ni ci biir préambule bi rek ñun am na ay valeurs yoo xam ne ci lañ adhéré waaye valeurs yooyu du ay valeurs islamiques ñun moom réew mi bi ñuy dem bay tëgg suñu constitution dañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demal taxaw ne le yàgg loo indi woon na dem ne le Cheikh Ahmad Bamba yow li ngay wax nañ ko teg fee ba noppi rek parce que lii wóorul li ngay wax keneen ak keneen moom waxaale wu ma ko yooyu buñ ko boolee ci li ñuy tënk ci suñuy valeur pourtant loolu lañ def de waaye valeurs yi ñu adhéré mooy lan première charte bi mooy lan la déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 xam naa maître loolu dana ci war a ñëw 1789 lan la xewoon loolu lan lay junj ban problème moo amoon ba ñu defoon benn déclaration des droits de l'homme en 1789 te defewuñ ko woon Sénégal ñoo ngi ko defe woon ca France askanu France amoon problème ak diine problème ba ñu amoon ñoom ak solution ba ñun moom la njëkk a invoqué ci suñu valeurs yi ñu jël kon est-ce que askan wi moom na boppam askanu Sénégal loolu la njëkk a adhéré ñun la déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 après ñu jógee ci nag teg ci les instruments des Nations Unies ak de l'Union africaine instruments yooyu la ci njëkk a wax mooy la déclaration universelle des droits de l'homme bu 1948 teg ci nag yeneen charte yi nga xam ni ñoom ñoo ci tegee bref loolu mooy préambule bi titre 1 bi titre 2 bi maître wax na ko léegi suñuy àq ak yelleef liñ sañ ak liñ sañul ci lañ ko def te yaakaar naa ni fii est-ce que am na ñu ko fi mas a càmbar xool ko ba xam loolu àq ak yelleef yi ak liñ sañ lan la ndax am na fi ci salle bi am na fi ko fi mas a lire constitution bi yéen ñi am na mas nga ko lire nga constitution bi donc après dana la jox ko 10 minutes nga tënkal ñu incha allah li nga ci jàpp dina jafe d'accord donc loolu déjà da ngay gis ni jafeñ-jafeñ la lu toll noonu ñu def ko ci saw tur defal la ko te xamoo li ci nekk loolu problème la titre 9 bi nag comme ni mu ko waxee effectivement moom moo indi partie traités internationaux yi moo xam traités yi la convention yi yooyu ci pàcc boobu la nekk mais li ci doy waar mooy dafay mel ni su nekk constitution bi ñun askan wi moom ndaw yi ñu yónni ni leen yéen a sañ a def ay loi ndaw ñooñu kaddu gi ñu leen joxoon nee nañ leen kat defal ndànk seen kaddu am na kaddu gu koy gën a féete kaw seen jëfit am na jëf ju koy gën a féete kaw mooy li tubaab bi wax ca bitim réew traité yi Sénégal signé ci bitim réew daal mooy tiim loi yi nekk Sénégal loolu tamit na ko borom xel yi jàngat ba xam est-ce que ku libre mooy def loolu maanaam man mi moom ndaw li ma yónni sa baat nga waroon ma defaral ay loi muy ndawil muy député yi loi yi ngeen di jël loi yooyu na ngeen xam ni traité internationaux yi ñoo ko tiim ba Sénégal tey jii bu signé traité ratifié ko loolu moom mooy tiim fi mu nekk ni loi bi kon loi bi la ñuy soppat ñi conformé ko ak loolu xam nga loolu nag sa loolu lu doy waar la kon docteur vraiment bëgg nañ ci leeral gi ak jotal gi du ñàkk bokk yi jël nañ ay notes su kàddu gi ñëwee ci ñoom ku ci am ay laaj incha allah nga mën cee dellu kon dañuy ñëm ci ñaareelu pàcc bi xam naa jox maître Bocar Arfan Ndao ni ma ko waxee léegi muy avocat à la cour di suñu mbokk di mbokkum ñëpp aussi di jàmbaar di borom xam-xam bu ñu reconnaître aussi mu ñëw ci compléter exposé bi ñu soog a nag dem ci li topp ci waxtaan wi incha allah rabbi maître vous avez la parole. constitution bi di tàbbiwaat ci nuyoo bu ñu nuyoo woon sa njalbeen ga ngeen xamal ne nag moom jël kàddu gannaaw borom xam-xam yombul waaye dañuy fexe rek indi loo xamante ne aw pàcc la ci li nga xamante ne mënoon leen koo waxtaanee ndax comme ni ko sëñ Babacar waxee moom docteur wax na 30 minutes waaye thème bii nii buñ ko bàyyi woon bu ko neexoon mu bind ci téere ndax am na garaat yoo xamante ne maanaam balaa nga koy am ci wàllu xam-xam faaw nga bind téere kon lii ñu ko laaj nii mu wax ci mënoon na ci bind téere
kon wane xam-xam la tam ngir nga xamante ne aajoo ni bind téere nga mën koo tënk ba li nga xamante ne moo cëpp solo nga génnee ko ba nit ci mën see jëriñu mën see jukki mën a ibbi seeni xalaat tam si yenn mbir yi nag côté xëy na bi ma ci nar a waxee mooy moom expliqué na lan mooy constitution kon tey bu ñu nee état waaleykum salaam amaana constitution bee tax ndax état moom dafa doon loo xamante ne dafa ne cundung rek doon xeetu lu ñuy wax càppaaccu li nga xamante ne moom li mu doon bokkoo ko kenn nga xamante ne tey am na ay lu bëri loo xamante ne tey boo ne association donte si lii la jublu am na yeneen numéro mi association waaye si daje bi ñuy dajee ba nga xamante ne tey waxu état na ñuy wax état li muy doon moom si ñi mu doon état si ñoom bokkoo ko kenn moom dafa ne cundung te li koy may loolu mooy dafa tegu foo xamante ne moom rek ko am tey boo xoolee comme ni ma doon wax association yëpp am règlement intérieur boo ko doon xool si daayira yëpp am règlement intérieur kon mën na gis règlement intérieur yu bëri ñu bëri bokk benn mbir waaye constitution moo tax ñuy wax état te état mënta taxaw te teguwul ci constitution kon ni ñu bokk ñun ñëpp bu dee mooy réew mi li tax ñu mën koo bokk mooy dafa am fu mu tegu foo xamante ne daanaka mooy cëslaay ji moom nañu tënk ngir tamit lépp lu ñuy dox wala lu ñuy doxal ëllëg mu mën a jugee foofu nga xamante ni day mel ni boo jëloon garab maanaam mu am ay banqaas am ay xob am nga xamante ne lu suñu sëriñ yi di bëgg mooy ay fruits yu si aju waaye charte gi maanaam li si mënta ñàkk mooy tronc bi kon constitution loolu lay jëriñ mooy li tënk li nga xamante ne ñun ñëpp moom lañ bokk li ñëpp bokk nag moo commencé indi li ñuy wax baatu public yeneen ci des lu privé la waaye lu ñu bokk ñun ñëpp public la te tey bu ñu xoolee tënkin boobu ñu tënk ci constitution bi si ni sañ-sañ comme docteur nu mu ko waxee am na ñaar yoo xamante ne moom nañ ciy bàyyi xel ndax boo ci jël rek mën nga cee bind téere waaye li ñuy wax liberté fondamentale ak xëy na liy tënk seeni engagement internationaux yi li ñu séq ak yeneen i réew yi yeneen i état yi moom la ñuy indi si ñaari point yooyu te dañuy wax ne duñu jamono du ñëw ñu digle mbaa ñu tere ci lu dul ne am na lu ñuy jéem a sàmm digle boo gis am na lu ñu ci jublu tere boo gis tamit am na lu ñu ci jublu te gis nañ ne 2016 bii passé si li docteur doon développé mi constitution andi nañ si ay coppite yu bees yoo xamante ni tënk nañ ko si fukki poñ ak juróom benn kon li tax defuñu ko woon 2015 li tax xaar ñu ba 2017 ñu def ko mooy ne 2016 boobu bañ koy def am na lu ñu ci jublu digle bu bees ngir dara la tere lu bees ngir dara la bu fekkee ne nag ñun ñi seq mbir constitution boobu ak mbir référendum dañuy am ñaari toogaay benn bi mooy toogaay taalibe beneen bi mooy toogaay yu xëy na ñoo xamante ne bokk na lu li ñu jàng ak ñiy tënk wàllu constitution dañuy mën ci kaw loolu wax ne ñun de am na lu ñu bëgg xeex waaye li ñu bëgg xeex ndax xam nañ fiñ ko aj fan la muy les libertés fondamentales ndax bu ñu gisee ñu ne dañuy taxaw sàmm jikko yi wax ñu ne dañuy taxaw sàmm maanaam tabax yi walla taax yi jikko yi dafa aju ci nit mooy comportement am te li ñuy naqar lu ne walla li ñuy xeex lu ne dafa ñëw doon ay àq ak ay yelleef yoo xamante ne tey nit ñi am nañ ko ci misaal yàggul rek nee nañ waaw li ñuy sàkku soxna yi dafa bëri kon ku sàkku soxna waruñu laa topp loo xam ne dañ lay tëj maanaam ay tëj bu gàtt waaye crime la maak moom rey nit ñoo yem bu ñu voté loi bu mel noonu yow mi am ñeenti soxna yaa ngi ci danger yaa ngi ci danger ndax bu fekkee dañ wax ne sàkku nit mooy séq ak moom ci loo xamante ne moom bëggu ko nanguwu ko moo xam nga bett ko moo xam nga jaay ko doole bett moom baat bu yaatu la mooy surprise foogeewu ma ko woon wala xaar ma ko woon tey ndax tey du sa bës wala yu demee noonu loolu surprise la
violence mooy jamono bu nga koy def moom bëggu ko kooku lu tee nga am jafe-jafe mooy mu am ku ko ne demal porter plainte ne da laa sàkku da laa forcer loolu moo ci des waaye cëslaay gi mi ngi fi ba pare amul kenn ku mën a dindi loolu bu dee ñun ni ñuy xalaatee ci wàllu droit ndax indiwuñu ay immunité nga xamante ne ci misaal danoo wax bu fekkoon ne ci diggante alal la wàllu alal la dañu wax ne diggante way dencante jëkkër ak soxnam borom kër ak soxnam lu ñuy wax sàcc baatu sàcc amu ci loolu yoon da koo dàq ne ñoom ñaar waruñu séq ci wàllu alal loo xamante ne yoon da ciy dugg ba ne kii jënd alal jàmbur loolu immunité la maanaam buñ li nga xam ne dañuy wax ne député boo ko toppee ba fenn fi mënoo koo jàpp ndax li mu malaan bu mu ràngoo moo tax am na yoo xam ne da dàq nañ ko wàll su waaye ci wàllu wii dàq gun ci du leer ci du nu bind ne diggante waaye dencante loolu amu ci misaal loolu exemple la woon pour ma mën a ñëw ci li nga xam ne mooy titre 2 bi nga xamante ne tey constitution moo jikko yi nga xamante ne tey moom nañuy ŋàññ am nañu constitution jëfee ak moom te wax nañ sànq ne li ñu jëkk wax ci constitution mooy Sénégal nangu na jëmmal na te dëggal na li nga xamante ne mooy déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 boobu xam naa ne xaw naa yàgg loolu ba ñooñ tollee ci wax ay droits de l'homme déclaration universelle ndax am na beneen bu ci tegu révolution 1789 la mais am na déclaration universelle boo xamante ne ñaari at ci gannaaw nañ ko teg yoo xamante ne jubluwaay bi mooy bu ñu xoolee ci constitution bii ñu nekk nga xamante ne bañ ko soppee yàggul mooy wax ne nit ñëpp a yem déclaration universelle des droits te loolu ñu ñëw ci ni constitution bii rek ñu xool ci article 7 bi nga xamante ne jëkk nañu wax ne doomu aadama moom lu ñu fonk la personne humaine est sacrée inviolable maanaam kenn amul ay àq ci kawam te état bi nga xam ne nañu nekk war na koo respecter jëmmi doomu aadama yi war na koo protéger doomu aadama bu nekk am nga sañ-sañ ci dund waaye am nga sañ-sañ ci liberté ci sécurité ak au libre développement de ta personnalité maanaam ni nga yëg ne mooy sa àqi doomu aadama am nga sañ-sañu doxalee ko nu mu la neexee loolu constitution bi moo ko garanti te loolu rëkkale nañ ko ak lu ñu waxoon 1789 ne ñëpp ñoo yem moo tax bu ñu ñëwee ba l'an 2000 ak lu teg mu am ñu génn ne xëy na les marabouts sont des citoyens ordinaires am na fu mu ko teg dafa ñëw ba egg si ba foofu ñu ne ko déet fii du dox waaye li mu wax am na fu mu ko teg jékk saalu rek wax ko ndax loolu moo nekk ci constitution bi boo demee 1789 lan la woon lii nga xamante ni tey moom nañu mën a méngaleeg ay impôt nga xamante ni addi yeeg yu demee noonu moom nañ doon jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ñi fa taxawaloon l'église ñu dem ba ne déet loolu mënut a ne nit ñëpp a yem amul privilège yu juddu amul privilège yu ngir da ngaa jege yàlla ak yooyu amul si doomu aadama yëpp a yem mooy déclaration universelle ñëpp a si bokk yem tous les citoyens sont naissent libres et égaux en droit kon bu ñëwaatee kenn ñëwaat ne diw sàngam citoyen ordinaire la am na fu mu ko teg da am na mu ko waxee kon léegi loolu mu wax mi ngi ci constitution bi droit au libre développement de sa personnalité ñu ne le peuple sénégalais askanu Sénégal ci biir constitution bi reconnaître na l'existence des droits de l'homme yooyu ñu doon wax comme étant toute base de la communauté humaine moom mooy ay nit yu dajaloo bokk askan bokk lu ñuy dund kon defuñu distinction ci communauté bii boo xamante ne communauté religieuse la wala communauté boo xam ne du communauté religieuse ñu wax ne tous les êtres humains sont égaux devant la loi doomu aadama yépp lañu wax ñoo yem ci kanamu yoon góor ñi les hommes et les femmes sont égaux en droit loolu constitution d'accord na ko te mi ngi koy sàmm gannaaw li nga xamante ne mooy garantir leen li ñuy wax parité boo demee assemblée nationale lim boo fi am beneen lim bi ñu ne tamit fii ci Sénégal maanaam moomeel amu fi mooy sujet amul privilège bépp ngëneel boo xamante ne aju na ci juddu maanaam privilège tenant au lieu de naissance et privilège boo xamante ne de personne ou de famille xam nga tubaab bi moom anticiper na ci li nga xamante ne ñëwagut ñu ñëwaat tey ci révision constitution 2016 bi ñu wax ne
titre 2 bi nga xamante ni mi ngi tuddoon les libertés publiques et de la personne humaine léegi nun ko tuddee ñu wax ne ci constitution bu bees bi on parle des droits fondamentaux maanaam droits fondamentaux mooy loo xamante ne dafay ànd ak ki doomu aadama waxtuñu ay liberté publique ak personne humaine ndax docteur lu mu wax sànq loolu moom moo am maanaam gis ñëw nañ ba ne góor ak jigéen ñoom ñoo yem léegi fi ñu jëm mooy ne góor ak jigéen dootul critère maanaam ngir distinguer ci wàllu doomu aadama ak wàllu citoyenneté doonatul critère pour loolu moom laaj ndigal ndax waaw. jërëjëf ci tënk bi macha allah xam naa dañuy def benn pause julli su ko defee nag soog a ñëw ubbi waxtaan bi bokk yi jëm ci question yi ak commentaires yi pour 1 heure de temps le temps après ñu mën a xewlu mën a ñaan tàggatoo ba beneen yoon. suñu defee question réponse yi ba mu pare it am na ay diplômes yoo xam ne danañ ko joxe ci mu doon ay diplôme de participation wane ni diw sàngam participé woon na ci séminaire bi diw ak diw ñoo ko doon animé comme ni muy amee ci xeeti jotaay yu mel ni mais maître dafa am ñaari yëf yu mu wax yoo xam ne man bëggoon naa ci insister particulièrement muy lu am solo muy góor ak jigéen ñëpp bi ñuy juddu di gane àdduna ñoo tolloondoo ci àq ak yelleef ci kanam yoon loola nag ñi nga xam ne ñoo tëgg loolu ñoom dañ ko settewul góor ak jigéen lay doon rek tuuti na ci nag ci maanaam góor googu nga xam ne am na xol am na xel jigéen ji tamit am na xol am na xel la seenub xol jëm ak la seenum xel di xalam itam loolu moom ñoom duñ ca dugg duñu ko sette ba tax na orientation buñ mën di am itam loola dañuy nangu rek ni moom daal nit la kon ni nga amee àq ak yelleef ci def li ngay def noonu la amee àq ak yelleef def ci li muy def te loolu it nañ xam ni ubbeeku na Sénégal li tax ubbeeku na Sénégal président Macky Sall wax na ko fi am ñu bari dal ci kawam mais ñi dal ci kawam dañ koo tooñ bi mu demee itélé ñu laaj ko ndax góor jigéen yi ak kuréel yi leen di dooleel sañ nañoo manifester Sénégal mu ni sañ nañ ko parce que fekk na boobu droit nouveau yi dugal nañ ko sañ nañoo manifester sañ nañoo def leen def mu ni ko mbaa booba dara du leen ci fekk mu ni ko dara du leen ca fekk en tout cas du bàyyi ko ci gouvernement bi lu leen ci fekk effectivement parce que yoon mënta dal seen kaw nguur gi aussi mënu koo réprimer parce que problème mu yoon la loolu maître leeral na ko kon xëy na ñi ci mën a opposé wu rek mooy askan wa leen bëgguma ko nangam ak nangam te tuuti dana dem ci kanam askan wi dootu ko man loolu moom saye boo ñu xam ko muy lu am solo donc droit nouveau yi it biñ koy dugal moom wax dëgg yàlla gàcce ngalaama toujours dañ naan am na gox boo xam ni histoire loolu lay téye taarix aussi loolu lay téye danañ xam ni daal bañ ko yëkkatee moom am na gox ci Sénégal boo xam ne wala yoo xam ne ñoom ànduñu ci woon moom majoritairement ànduñu ci woon damay bañ a tudd benn ndax ginnaaw ñoo ko président dañu ko laaj ni ko mbirum booba ñoo ngi koy laaj ci àq ak yelleef yi Sénégal léegi est-ce que foofu góor jigéen yi sañ nañu ak seen association yi leen di jàppale ONG yi droit de l'homme yi et cetera sañ nañu manifester ak def campagne la ko wax sañ nañu manifester mooy fésal seen mbir sañ nañu campagne mooy woote ci mbir mi mu ni ko sañ nañu ko oui journaliste bi mel ni ku tiit ni ko mbaa dara du leen ci fekk mu ni ko dara da leen ci fekk ak du leen ci fekk loolu xawma en tout cas du bàyyi ko ci gouvernement bi lu leen ci mën a fekk du bàyyi ko ci gouvernement parce que sañ nañ ko waaw léegi nag askan wi problème askan wi rek askan wi ñoom ñoo ci xëy na dul ànd mais du point de vue ci yoon moom mëneesu la am fu leen di jaar loolu tax li xewoon Kaolack bi ñuy dal ci kaw procureur bi naan procureur lan moo tax ñu jàpp ay góor ñu doon takkante mu bàyyi leen mais procureur fan lay sukkandiku pour téye leen fan lay sukkandiku pour téye leen ba ci seen Xaadim mi ñu jàppe woon bërki démb mi doon jéng dongo daara bi mais ñun ñuy daje fii ak mboolem ku nekk ci diine l'islam ji ci sunu tur la ñu tënk loolu pour jox procureur sañ-sañu mu dem jàppe ko procureur deful dara procureur li ñu ko sant rek la def léegi ñun kon ñoo jàppalu ci sëñ Xaadim ba noppi nekk fii nag di ko ñaawlu naan lan moo tax ñu jàpp ko
juge ba ko tëjit ni tëj na ko ñaata ñaari at ak sursis loolu fentu ko moom fentu ko même ki nekk Kaolack sax 2 ans ak sursis lañ ko tëj non 2 ans ak sursis ki nekk Ndar la ñu tëj 10 ans ki tëkk Ndar la ñu tëj 10 ans ak sursis moom dafa liggéeyloo ay dongo daaraam mais ki nekk Kaolack aussi même sentence bi la 2 ans la ak sursis léegi 2 ans ak sursis boobu président tribunal bi fentu ko exactement c'est-à-dire ñun kon ñoo ko ci li ñu ko sant ak li ñu tëgg par rapport ak suñuy député ci la sukkandiku fi mu nekk nii pour def ko donc foofu ci ngay gisee ni ñun effectivement am nañ problème nu droit nouveau yi aussi am na yeneen yu ci lambu code pénal mooy loi la waa donc loolu laay wax problème mu ban projet de loi ban projet de loi no waxuñu problème boobu problème constitution ñun la ñuy wax ak wàllu yoon jël exemple ci droit nouveau yi ñu doon wax léegi nii parce que titre 2 ci constitution bi moo consacré problème droit donc man loolu laay commentaire ne droit yooyu ak yelleef yooyu fi mu ne procureur li mu defoon du lu mu fent dafa sukkandiku ci ay textes n'est-ce pas alors loolu moom mooy li am solo ci mbir mi maanaam procureur tooñul kenn dafa sukkandiku ci lu ñu ko sant dong ak loo xam ne ay dispositions yu am la président tribunal bi tamit fi mu ne tooñul kenn dafa sukkandiku ci loo xam ni rek maanaam yoon la yoonu Sénégal ñoo ko tëral loolu nag muy lu am solo loo xam ni askan wi dañ ko war a bàyyi xel su ko defee nag loi bi nga xam ni moom bokk na ci yi mujj a jàll muy la loi sur en fait le viol ak la pédophilie am na ñaari commentaires yu ma ci bëggoon def benn bi muy lu jëm ci wàllu viol maître juñ na ko nee na ñu am ñeenti soxna moom mën nañoo am problème waaye xam naa ni sëy boo kenn bañ a ci dee def lu naqari sa soxna moom parce que bis bu xëyee dem ne da nga maa violé ndax viol bi sa soxna mën na cee bokk mu xëy porter plainte ne da nga maa siif te waxtu nekk dañuy gis jafeñ-jafeñ dafay am ci sëy yi alors bu fekkente ni daf laa mere mbaa nga takkal ko wujju nag moom bu la porter plainte am nga problème ndax dana ni dama violé bu boobaa yow da nga am problème ndax mën nañ laa tëj fi mu nekk nii ngir dund perpétué. waaw di mën na ko yegg di crime la de. crime moom lu nekk xaj na. donc loolu jafeñ-jafeñ la fi mu nekk nii kon ensuite bi ñu koy dugal aussi gis ngeen loi bi dañoo bëggoon a soppar ñi aussi profité ci soppar ci disposition 300 article 319 bu code pénal bi nga xam ni moom mooy condamné fi mu nekk nii acte contre nature góor ak góor guy sëy donte ñoom gars yi en public la xam nga loolu kuy sëy moom doo ko def ci am pénc góor ak góor doo génn ci biti di ko def waaye loi disposition bi nga xam ni moo koy réprimer bi ñuy yóbbul loi bi dañ koo bëggoon a soppat ni ba benn député boo xam ne si toujours ñun bu ñu amee occasion bi dañ ko ciy jaajëfal ñu koy wax Mamadou Lamine Diallo moom moo dem en commission fekk ñu koy discuter ndax disposition bi ku am 21 ans foofu la ko limité ñoom dañ ko bëggoon a wàcc ba 18 ans nga xam ni kon góor ak góor gu sëy bu ñu amee 19 ans léegi moom amul problème bu ko ëppee nag moom waxaale wu ma ko donc loolu da ngay gis ni nag ay jafeñ-jafeñ la ak yeneen i jafeñ-jafeñ li ci am solo ci loolu nag mooy buñ nañu bàyyi xel ni loolu ci sunu tur lañ koy def yaakaar naa ni man loolu li ma ci ëppal solo nañu xam ni loolu ñuy def ci sunu tur la amul kenn ku ci mën a génn sa bopp fi mu nekk nii sunu tur lañ ko def au nom du peuple sénégalais lañ ko def am na benn juge bu ci mas a am kum ci doon waxal sax benn séance d'explication ndax dafa am kilifa gu faatu bàyyi njaboot waaye ab taawam dañoo wax ni judduwul ci yoon bi ñu toogee nag di waxtaan ba miraas ba noppi di waxtaan nag ni ko nag yow da ngay jóg nga dem tooge ne waaye yow sa baay du sa baay yow sa baay du sa baay mu leen li tax sama baay du sama baay ñu ne ko waaw ndax nee nañ daa judduwoo ci yoon léegi pour gàttal mu jeex mu leen léegi fu ngeen teg loolu ñu ne ko waaye mais loolu diine ko wax borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci wala boog ñi ci ëpp d'accord nañ ci te loolu la ñuy doxal ci réew mi mun leen léegi man danaa dem ci yoon wu gën a jub seen yoon wii ngeen di wax gën koo leer mu jox ma sama àq ak sama yelleef te du ngeen ko faj daal di dem ci procureur waxtaan ak moom procureur jëndal ko boisson mu toog ñu waxtaan mu ni ko man de sama bàyyi damaa jur nee nañ ma man du ma ko doon
mu ne ko ah bon te am nga certificat mu ne ko bien sûr am naa kayit yu ko firndeel kay am naa kayitu juddu sama baay lañ ci def donc mooy sama baay mais neen ma juddu ma ci yoon. alors bi ñu leen porté procureur ubbi enquête ñu def enquête yi njëkk police def ko entendre leen ba ñu fixé audience bi ñu ñëwee ci tribunal bi ah mu ni dossier sàngam ak sàngam ñoom maître daal di jóg taxaw mu ni leen waaw mbirum sàngam ak sàngam moom nu mu demee kilifa gi fi jógoon kilifaam maanaam sëriñam ñëw toog ñoom ñëpp ñu témoigner wax ni nangam ak nangam lii mooy li am. président tribunal leen ah waaye li ngeen wax de man danaa ko dindi ah looy dindi mu ni leen loolu ngeen wax ni diine l'islam moo ko santaane dama koy dindi ñu ne ko kon looy def mu ni moom mii day am donn baayam waaye moom ak rakkam yu jigéen ak rakkam yu góor yi yëpp ku ci nekk yéenay tolloo aussi duma ko settee ñoom ñëpp noonu laa koy séddalee rek imam bi daal di jóg tàng jër ne ko ba yàlla di tërali yoonam xamuñu foo ne ngay gone di xonq bëgg a toog fii ni ñu da nga ko dindi waaye da nga xam ne yàgg yàlla tëkku na la président tribunal bi moom di ku dal ni teg déglu ko ba imam bi wax ba noppi xam nga léeg-léeg ñoom dañuy bañ yooyu sax mënoon nañu ko noppil mbaa mu génneel ko mais dafa ni tekk bàyyi ko nit ñi bëgg mu leen déedéet bàyyi leen ko mu wax li mu bëgg a wax imam bi wax a wax ba àggal mu ne ko imam mu ne ko waaw mu ne ko kaay nga taxaw nii mu ñëw mu ne ko laaya bu la neex tàmbalil danaa la ko yeggaleel xadis bu la neex tàmbalil danaa la ko yeggaleel daal ni ko wiiril nii mu ñëw mu ne ko gis nga sama tut yi ci sama suufu tànk bi ca daara ja laa ko jëlee ni nga jànge laa jànge diine te gënoo maa doonu jullitit waaye yow imam ak sëriñ bii toog ak ñii mbobeer mii yéen a tënk ay loi ci ndaw yu ngeen yónni jox ma ko ni ma jàngi ko ba xam ko ngeen yëkkati alal di ma jox weer wu nekk yëkkati kër jox ma jël oto jox ma yëkkati alal it def ci ni ma lii lañ bëgg a doxal kon su ngeen taxawee sama kanam li ngeen ma sant rek laay def yéen a ma ko sant kon ñu pause ba julli ba noppi soog a ñëw incha allah. ñuy sàkku mbokk yi ñu teewlu kon pàcc bi njëkk ci jotaay bi jàll na su ko defee pàccu ñaareel bi nag moo ciy topp mooy waxtaan wi dañu koy delloo public bi su ko defee bu fekkee am nañu am ay laaj am na liste boo xam ni ubbi nañ ko sëñ Bamba Diop mi ngi ko doon yore ñi nga xam ni am nañu ay laaj ñu jox leen ko di sàkkuwaat rek ci ñi jël kàddu aussi ñuy tënk seen kàddu ndax nit ci jotaay yu mel nii ñu bari xëy na bëgg ci joxe seeni kàddu ku nekk li nga xam lépp xëy na doo ko mën a wax ci benn jotaay waaye wax essentiel rek bi moom mooy li ci ëpp solo su fekkee da ngay commentaire kiy laaj tamit mu fexe ba laaj bi mu doon lu leer te mu tënku rek moom mooy li ci ëpp solo kon mën nañu jàll ci kii Cheikh Ahmad Bamba liste bi ki ci jiitu ñoo ngi nuyu tamit sëñ Abdoulahat Sànqe di bu teewal fii Mafatihul Bichri association Mafatihul Bichri sëñ Abo Sànqe moo jiite fédération nationale association parents d'élèves yi moom mi ngi fi waaw moom tamit mi ngi fi ñoo ngi koy nuyu di ko ziar kon mën nañu tàmbali ci liste boobu incha allah léegi ñu dem ci laaj yi laaj bu mu doon rek nag ñu fexe mu tënku kuy commentaire tamit maximum 3 minutes donc nga joxe sa commentaire ñu jàll ci leneen waaw ñu fàttali aussi ci waxtaan ci lii nii rek ci constitution bi ñu kuy waxit na wax ci constitution bi rek ñu bañ cee génn par rapport ak li mu dégg suñu borom xam-xam yi wax ko léegi nii lu mu ci war a laaj lu ko ci lënt wala loo xam ne moom am na ko ci comme contribution bu mu ci war a joxe bisimilah Cheikh Baba. bisimilahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu jotaay bi ñu fi teew ñëpp ci ay kilifa diine
ay boroomi xam-xam ak ay nit ñoo xam ne ay doomu dëkk bi lañ ñi nekk ci kanam ñëpp ñi ci ginnaaw ñëpp ay boroomi xam-xam lañ ay doomu dëkk bi lañ di xeex ci lépp loo xam ne day tax l'islam jëm kanam rawatina li nga xam ne mooy Touba. ñu ngi nuyu bu baax sëñ Babacar ak professeur ak thème bi nga xam ne jot na fi jàll mu nekk thème bu am solo boo xam ne mënoon nañ ci waxtaan ba ngoon te du jeex laaj bi may laaj professeur mooy dafa wax ci biir waxtaan bi ne Torido bi mu fi ñëwee dafa wax ne dëgg la ku dem ci dëkku jàmbur di leen proposer loo xam ne méngoowul seen ak jikko ak seeni aada su boobaa respecté woo waa réew mi respecté woo président itam bi nga fi fekk loolu xam nañ ne ñun Afrique noonu la ñu dundee mais bi mu laajee rek automatiquement président li mu tontu mooy du fi amee dama dégg nag ci professeur mu wax ne tontu président bi leerul te xam nga ci islam diine yéene bi moo ci am solo bu fekkente ne sëñ bi sànqee dafa wax ne du fi amee rek léegi ñi toog ci salle bi commentaire ne wax ji leerut su boobaa loolu amul solo mooy tontu bi rek moo am solo moom wax na ne du fi amee te man li ma jàpp mooy président de la république su waxee ne du fi amee tey moom dafa wéet ci xeex bi Babacar wéet ci mooy tey xalif généraux yi nekk ci biir réew mi ak mboolem ñi yëngu ci islam ci diine ci réew mi kenn ku ci nekk waroon nga génn tey ci jamono boobu nga wax ne président ànd nañoo yow ci li nga wax du fi amee su boobaa kenn du manifesté wu baa ngay waxati lu ci jëm mais su fekkee président rek moo wax ne du fi amee réew mépp dal ci kawam ne wax ji leerul ñu wëlbati ko keneen waxaatu ci su boobaa su ëllëgee moom su ci néewee doole day bàyyandi ko yi fi jàll looloo tax ma xalaat ne kon ñëpp ko ci waroon jàppale. thème bi li tax mu am solo mooy xam nga Serigne Fallou Mbacké moo porté woon combat bii ñu xeex nii moo fi woote woon conseil supérieur islamique tarixa yëpp ku ci fekk si woon ci Touba ñu ciy xeex mais dëgg la li gàllankooroon liggéey boobu mooy ginnaaw bi sëñ bi làqu wu ju boromam ñi koy ñaanal yàlla xare ko aljanna tas ñu ci barkeem ak màggal gi ñuy waajal boobaak léegi gis nañ ne association islamique yi fi jóg di ci xeex dañ ciy nam na bi ndànk-ndànk rek waaye des na lu bare bari waaye nag li ñuy def nii xeebuñu ko laaj boobu daal laa ne woon dinaa ko laaj professeur damay bañ a guddal amoon naa ci yow laaj waaye xam naa ne ñu bàyyi ko ba beneen yoon sant leen gërëm leen bu baax a baax ci waxtaan bi nga xam ne mi ngi am. a'uuzu billahi samiil aliim mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala asrafi anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahabatihi wa taabiina lahum bi ihsaan ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéeni waa aar suñuy sàmm suñu jikko sëñ Babacar Samb maa ngi leen nuyu sëñ Abdou Khadir suñu rakk man nag kuréel bi nga xam ne moom la yor mu tudd association des éducateurs islamiques du Sénégal Mafatihul Bichri kuréel la buy saytu mbirum daara jàng ak jàngale ak lépp luy ñëwal seenu nekkin kon dafa mel ni masron yi benn la maanaam projet yi benn la ndax jàng ak jàngale d'abord mooy baasu mooy baasu ay jikko d'abord il faut que d'abord ñu yar ndaw ñi jàngale man dama jàpp ne est-ce que combat bi nekkul ci dëgg ñu jàngal sunu ndaw ñi yar leen d'abord parce que loolu mooy base bi parce que environnement bi ñu wër wax naa fii ne sunu kilifa diini yi amuñu benn valeur juridique en réalité parce que constitution sénégalaise ñaar la protégé muy président de la république ak cardinal bi ñun ñëpp xam nañ looloo daroon Sidi Lamine Niass bu mu fi waxee cardinal bi ay jamono gars yi yóbbu ko police gendarmerie Colobane sumbi ko ba mu des pilote voilà boo saaga woon kilifa diini yi fii dara du la ci fekk parce que amul lenn lu leen protégé loolu problème la en réalité loolu war nañ koo seetaat bu baax a baax révision yi ñuy def yëpp mooy révision constitutionnelle yi ñuy def yëpp en réalité ana SAR lan la jotee ak pétrole ak gaz te pourtant ci révision bi lañ ko dugal ci 15 points yooyu loolu itam war nañ koo seetaat parce que sénégalais yi li ñu xam rek mooy en réalité li ñu xam mooy diw moog sa bàyyi ñoo bokk nangam wala sa xaritu bàyyi la daaw indi woon na fi saako ceeb kon wooteel leen ko ab révision constitutionnelle saako ceeb tax nga woote ko. Touba gii ñun yàlla defal ñu sutura ba combat bi ñu bari dañ ko porté woon ba noo bi gagné fi ku mën naa ne njomb yi am ci réew mi yëpp yàlla mësal na ci waa Touba loolu liggéeyu Serigne Touba la parce que yii fii gis ni ci ay scandale ay musiba yëpp constitution bi moo ñu ko indil ba fii may waxee yéen wax ngeen ko léegi Sénégal yi xamuñu lan mooy constitution bi en réalité ñu ko importer indil ñu koy changé waat mais tubaab yi li ñu fi bëgg lépp moo fi am lu mel noonu war nañ koo seetaat bu baax a baax
kilifa diine yi dëgg yan valeur juridique la ñu war a am ci constitution bi man leen porté di leen sàmm maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm lu am solo la jazakumullahu xayran. mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di rafetlu jataay bi bu baax maa ngi wax sëñ Abdou Khadir léegi ne ko seen jataay bi wax dëgg man yéex naa ko yëg démb sax waaye ñaareel li ma fi gis daal mel na ni communication war naa gën a yaatu ndax jàpp naa ne bu ko nit ñi xamee woon nii defe naa mbooloo duñu fi xaj waaw ni ma yëgee njariñ li fi am parce que li ngeen doon leeral ni ngeen ko waxee rek ni ko docteur waxee la demee ñu bari constitution dañ koy dégg mais xamuñ lu mu doon mais ni mu ko leerale nii tey bu fekkoon ne ñi ngi koy xamal nit ñi bañ di ko xamee nii jàpp naa ne bu ngeen ko woote kenn du fi xaj kon loolu maa ngeen ci encouragé bu baax di ko rafetlu bu baax a baax ñaari question rek la am te mi ngi jëm ci daara comme ci daara la ñu yëngu mooy sëñ daara bi nga xam dafa nekk ci daaraam yàlla dogal mu am accident ci liggéeyam xale faatu fa ñaanuñ ko yàlla waaye dana di am su amee tëj giñ koy tëj ndax constitution bi dañ ko cee bindoon wax ne képp koy jàngale bu xale amee accident ci daara dañ laa war a tëj ak tëj giñ koy tëj bu fekkee ci constitution bi dañ ko bind dégg naa docteur waxtaan na ci constitution bi yi ñu ci bind waaye déggoo mu tudd yu mel noonu ma doon leerlu ba xam loolu nag dañ koy bind ci constitution bi bu fekkee bind ñu koy ñu leeral ñu nuñ ko ci bindee ndax mook chauffeur bi dawal am accident ñoo bokk même atte bu ñu am ci constitution loolu laa doon leerlu ñu ngi jéggul tey rafetlu jotaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaara di rafetlu jotaay bi bu baax a baax di nuyu sëñ Babacar professeur ak maître dafa am ñaari laaj rek yoo xam ni moom la bëggoon a leeral ñu leeral ma ko xam naa maître wala professeur ku ma ci gën a mën ndax dañoo wax ne am nañ constitution mooy bu dee ci diine mooy sariya laa doon wax maître léegi bu fekkee ci diine la kon constitution Sénégal bi mooy sariya mooy dafay tënk ne ku def lii am na ay daan yu mu ci teg yoo xam ni ku jéggi yoon am na lu yoon war a teg ci kawam léegi ñun peuple bi dafa am constitution ak peuple ak état léegi kon peuple bi dafa mel dafa nekk ci diggante état ak constitution léegi peuple bu nga xam moo nekk ci diggante état ak constitution léegi moom su fekkee yàlla dafa dogal état bi war a doxal constitution bi moom mu jalgati état moom mu jalgati yoon moom état ci boppam bu jalgatee yoon peuple bi lan la ko droit may moom mu taxaw pour ne lii état jalgati waru fi amee ndax am na war naa am droit moom ci moom njippi boppam le bu état jalgatee yoon moom mu war a taxaw ne lii la ko yoon may pour mu jàkkaarloo ak état boobu question mooy première bi deuxième bi mooy lu am solo la tax yi dañ ko juñ ndax nit ki ñun ay nit yi ay dëkku jullit lañ dañuy signé polygamie xam ne ngeen ko waxee ak monogamie léegi da nga yor ñeenti soxna fii am na ci ñoo xam ne xaj na yor nañ ñaar ba ñett léegi léegi da ngay yow doo xam mbir mi nan lay demee yow naka ngay yore sa soxna ñeenti soxna ci kër yow yaa ngi seq ak ñoom loo xam ni xamoo lan la ci droit wax bu fekkee droit mooy droit bi constitution bi joxe muy affaire bu doy waar yow mën ngaa xuloo ak ñoom mën ngaa xeex ak ñoom mën ngaa seq ak ñoom sax loo xam ne xaj na ñoom duñ ko bàyyi xel yow doo ko bàyyi xel kenn am ci xelam porte la parente ñu dugal la ci kaso bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di ziaraat baax tey jéggal bu baax nag xam naa ne jataay bi am na solo lool comme ni ko sëñ bi waxee rek ñu bari bu ñu ko xamee woon nii am naa yaakaar ne du xacc ba yàllu bit kër gi sax ndax ñu bari dañu umpale seeni mbir ndax li tax lan moo tax ma ñëw fi mooy sëñ Abdou Khadir sànqe te xam naa ne dégg naa fi kàddu yoo xam ne lu am solo la te ñu baree bari ñàkk xam moo leen di dugal ci lu bari ndax boo demee ci tribunal li ñu àtte ñu bari ngay gis ñu àtte loo xam ne da nga jàpp ne yaa war a am dëgg waaye da ngay dem ba mujj ñu féetal la dóoree ndegam da ngaa jàpp ne lii moom sariya lii la ci wax wala nii ka nangam nangam ndax baaxoo naa gis ñu def nangam nangam rek te xamoo lan moo ci àttewu moo tax ci gàttal may laajte ne question bi man damay laajte ne ñun bu ñu bëggee mu dañ ci loxoy tubaab bi ndigam ci loxoy tubaab bi la nekk suñu bëggee mu dañ ci bu ñu bëggee mu génn ci loxoy tubaab bi nan la ñuy def may laajtewaat ba tey fukki poñ ak juróom yi nga xam ne ñu bëri wi ak non donc lañ ci am sama classe gi nga xam ne mënuñu bind seen tur ci français fukki poñ ak juróom yooyu maa ngi laaj ci fekkee dana fi xaj bu ñu ko mënee leeral ndax ñu bëri am ci ab yóbbal bi ci des itam may laaj nan la ñu mën a fexe ba loolu li ëpp ñu delluwaat ko ci àttey lislaam ndigam ñun day ne 95% yëpp man dégg sëñ bi di ko wax
ay musulman lañu suñ bëggee loolu ci xeex boo xam ne day gaaw na nga xam ne du nekk ay nangi met loolu damay laajte bu ñu ko bëggee nan la ñuy def daal ci gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw xam naa di leen jaajëfal ndax kuréelu ànd sàmm jikko yi di rafetlu lool ci barab bii ñu ko defee it muy Touba ñaanal seen Muntaxa mu yàgg fi loolu tamit ak taalibe yëpp di waxaat intérêt wala portée thème bii ndax xam nga constitution day lépp charte fondamentale di mën a sos institution bi gën a mag muy état association la rek kon maa ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi yéen ñi nga xam ne yéen a koy animé mais di gërëmaat bu baax Seydina Babacar ndax combat am yëpp lii la di taalib Serigne Touba am xam-xam yow dañu réer te la ma xam ci moom mu sell lool lii lañ soxla ci citoyen toujours mi ngi xeex ngir ñu gën a xam ak yàlla constitution nag dafay lu am solo loo xam ne nii lu ñu war a seet la mook ñi ñuy porté à la station présidentielle ak député yi lu jara ràññee la lu jara xam la ndax pas-pas moo ko war a lal li ñu dal lépp li tax mu dal ñu mooy dañuy jëggaani lu ñu moomut constitution yi à l'européenne yi française yi du suñ bos ñun suñu environnement suñu sociologie suñuy croyance suñuy coutume et religieux ni ngeen ko waxee fii léegi waaye ci leneen la waroon a jëm kon priorité bi fondamentalement priorité bi fi mu toll nii mooy lu ñu def lu changé fi jël fi constitution bi sànni ko géej defuñu dara du suñu yëf te wax dëgg yàlla damay faral di wax ak sama mbokk yi ne leen man li mu bëgg ci Sénégal Serigne Touba laa koy ñaan ndax dama caa jaaxle muy professeur université yi muy avocat yi muy technocrate yi muy imam yi ñoom dafa mel ni lëkkaloo woon xam lan lañu war a jàmbaloo jëlee ko fi loolu mooy waru gari te li fekk moo ne lii jógewu fi gàllankoor yi day am man j'ai fait les sciences juridiques à l'ICAT il y a plus de 20 ans actuellement je suis à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni j'ai une division là-bas ni mu leen ko waxee noonu la ba bokk ci këru diine sama baay mujjee nekk doomu Serigne Saliou Fall bi nekk xalifaam bu ma demee ba nekk mooy ay professeur agrégé man contrainte yooyu laa am dem naa ba xam naa ne liñ may jàngal mënuma ko ñaanal taalibe yi man daal li ma bëgg wax xajut ci lii wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu professeur ñu ngi lay nuyu docteur di nuyu maître di nuyu suñu Babacar suñu jiili ñu ngi lay ziar public bi yëpp di jégalu tamit ci kàddu yi d'abord. maintenant dafa am baatu tubaab bu ñuy wax ne nul n'est censé ignorer la loi mooy kenn amut yelleefu fànq dara ci yoon ne xawma ko ndax constitution suñ koy tëgg yàlla mi wàccee jaamam ñi moom moo tënk ay sartam muy charia ci la ñuy dox jullit ñi loi yi nga xam ne ci la ñuy tënku cim réew est-ce que kon waruñu koy def ci kàllaamay waa réew moomee ca selon la ñuy wax ndax soo jëlee fii nii population bi su fekkee ne 100% lañ 5% yi ñoo ci dégg langue tubaab ñeneen ñi dégguñu ko est-ce que kon jalgati loi mi nga xam ne dañ ne loi kenn sañu koo jalgati est-ce que ki ñu indil loi yi njëkkut a jalgati loi d'abord en tant que maître wala docteur ku ciy répondre beneen bi mooy dañ ne président wala 1/10 du parlement ñoo war a modifier les lois parlement bi ñu leen fi teg askan wi représentant du peuple sax la ñu tuddee seen bopp président bi askan wi ñoo koy fal parce que wax nañ askan wi dañoo souverain dañoo moom seen bopp est-ce que kon souveraineté boobu ñu wax ne population bi dañ koo def ñuy jox président bi muy def ay loi ndax kon loi yooyu tamit président bi moom dafa war a rek jël ci cëggal guyam ne man comme teg nañ ma fii damaa war a doxee lii wala dafa war comme ni ñu soumettre projet de loi yi assemblée nationale wala mu jëkk jox comme lu mel ne liñ fi defoon bu yàggu référendum bi jox ko peuple bi ñu wote est-ce que kon ñun waruñoo ñoo jàngal ne ñu loi bii li ko dale ci poñ bii ba ci poñ bii lii lañ ci wax faram-fàcceel ñu ko ba pare ñu doog ñu ne voté leen beneen bi traité yi nga xam ne dañ koy signé muy traité internationaux yi wax nañ ni moo féete kaw loi moo féete kaw constitution bi est-ce que président bi moom am na réew mu sañ a bañ ne du ma signé traité bii wala amul droit ne du ma signé traité bi beneen bi mooy
yéen avocats yi maître dañuy dégg toujours day am nuance ci yéen damay ñëw plaider kii ne lii lañ ci wax kii ñëw ne lii la droit wax loolu la où est le problème lan moo nekk problème bi ci en tant que je vous remercie. bismillah inna waliyallah ilayka tubtu tawbatan nasuha wajhal lisaani fi daa fasiyan. Docteur yow laay njëkk posé question ci bi nga waxee ñeent yi nga xam si ni mooy jëmmal constitution ki ko war a def ak lan mooy constitution ak kan moo ko war a changé mu mel dégguma nga ne peuple bi sañ nañ koo changé wala xëy na bu fekkee sañ nañ koo changé naka lañ koy changé dañuy jaar ci jekki-jekki ne daal ne ci station lañ koy jaare wala ci luñ ko waxee pétition wala ban majorité lañ mën a am pour daan ne lii constitution bi neexatuñu ñun peuple bi ñu changé ko loolu bu fekkee am na loolu bëgg naa ku ma ci indi ay génn. beneen question bi maître laa koy posé ndax loi bu nekk ni ma jàpp man jànguma sax droit mais xam naa ne am naa nu may xalaatee damaa jàpp ne loi bu nekk bu waxee dara am na beneen loi bu koy tënk moom comme par exemple ñu ne nit ki am na liberté waaye nag dina am beneen loi bu taxaw ne liberté bi nag fii ak fii nii la nga war a demee. Article 9 bi nga xam ne moo nekk ci suñu constitution te ñun constitution bi ñun li ñu neex nee lañ ci tënk mais def nañ ci article 9 bu mën a indi li ñu neexul def ko ci ndax article 9 boobu am na beneen article bu koy tënk moom ne ko yow ñii nga war a defe fii nga war a yow boobu de maa mooy doon question yi bëri na waaye xam naa ne naa tënk ñaar yooyu rek bu wag bi ngeen. mbokk yi ñu ngi nuyoo xam naa ni ay laaj lañu amee laaj yi nag xam naa waaw xam nga surtout docteur moom dégg nañu bu baax a baax lu bëree bëri ci li mu jàllale ginnaaw bu dëgg-dëgg sax constitution bi ñu indil moom lañ bëggoon a laaj est-ce que day nuru reconnaissance yi fi dafa xaw a jaxasoo tuuti parce que fee day mel ni reconnaissance moo tax ñu fexe leen koo xam ngir li ngeen ci def mu leer kon day mel ni lañ ko war a jëfee loolu ci seen xaati sànq mi ubbi jataay bi moom loolu la wax ci seen i biir ci seen biir wax yéen seen développement dama ci yëgee ni constitution bi dafa jubul te da ngeen bëgg dañ ko dafa jàpp dañoo war a leeral nit ñi ni du lu fi nekk maanaam jaaduwut kon dafa mel ni waxtaanu changé ko ngir mën a jariñu téyewaat suñu peuple moom la ñu war a waxoon moom la ñu war a waxtaanee ko am na mbokk bu ko wax léegi pour avenir dëkk beeg avenir valeur yeeg yooyu suñu Babacar wax na ko léegi valeur yi ñu adhéré tey te mën naa am waroon nañu mën a fexe ba parce que bi nga daaneel rek moom système coutumier bi nga jàngale moom dafa frappé moom boobu moom neex na ko man noonu la ma neexee. tudd nga Angleterre xam nañ ko fu mel ni Colombie mën nañoo wax ay systèmes yu bari fii ci biir dëkk bi mën ngaa tudd ba neex même Chine bi nga xam du système démocratique Chine dëgg la nee nañ mën faa am mais fexe nañu ba benn waaye fexe ba inculqué ci boppi nit ñi loo nga xam ne moom la ñu gëm léegi ca la ñuy dox di ci wut ay président di ci la ñuy dox mooy seen système rek ci gàttal. Mauritanie bii ci suñu wet tey tëj nañu ay Sénégalais tey ci contre nature acte contre nature yi ngeen di wax nii dañu leen a tëj ci cadre 2 ans lañ leen tëj ñun Sénégal mënuñu ko def léegi ma bëggoon a laaj comme système coutumier am na ñooñu day mel ni ratifié wu convention internationale yi am na mbokk mu ko laaj léegi xam naa da nga tontu dana xaw a jege tuuti mooy am na ñoo xam ne sañ nañoo bañ a adhéré wu ci convention internationale yooyu internationaux yi léegi nag ñun suñu réew dëgg la am na kuy wax ni kilifa diine yi lan moo tax constitution bi protégé wu leen cardinal bi wax ni moom la protégé ak président de la république dëgg la am maître wax na ko kenn ku ne xam ne bépp citoyen am nañu constitution wax ni yooyu moo la ko garantir moo xam sécurité moo xam nangam citoyen rek moom la tudd léegi nag bu ñu nee bay am statut chef religieux yow man religion nga jiite noo ko jiitee yooyu dafa mat a laaj kon kilifteef ci wàllu bu mu mën di doon rawatina diine daf ci raw dañ ko war a xam bu su boobaa danañ xam ñan ñoo koy protéger constitution bi protéger day fekk ni peuple bi ñoo désigné benn constitution peuple bi souverain na waaye bu souverain xamagul ci lu leer naa ñi nan la war a fale ak nan la war a follee kon loolu it yaakaar naa ci seen lii ngeen ñu indil daa jot ñu gën koo jàngale te nag
volonté bi dëgg ngeen taxaw xamal ñu ni yéen da ngeen a décider ci ñu soppi bu ngeen ñu jàngalee lii boo liggéey bu ñu jógaat nag nañ xam ne ñun bu ñu ko xoolee ba xam ko bare lan mooy suñu rôle ñeen ci ngeen soppi sëñ Babacar responsabilité il faut ngeen ñëme ko nag man dama leen interpellé ngeen jóg te dox te xam ni fii ngeen bëgg a jëm ñu topp seen ginnaaw te dem xam naa ni yaatu na comme ni ko sëñ Omar waxee kenn ku ne am na ci wàll mënoon naa gën a yaatu fii itam waaye daal jàpp naa ni bu ñu ko décidé te ñeme ko mën nañoo dem loolu nag interpellé na presque pays africains yëpp laay wax parce que force la laaj boo xam ne du benn roq rek parce que Sénégal am na dëkk yu àdduna si am nañu bare am na ay pays yu rëy yoo xam ne xamuñu ko bay xam sax ay homosexuel nga fa ak ay acte contre xamuñu loolu ñoom seen yoon nekku ci waaye bu ñu ko doon def ñun pour xamle ko ci àdduna ak xamle ni imposé wu nañu dañuy fexe d'abord wane suñu bopp wane ni Sénégal parce que nag Touba gii moom statut spécial ngi fi boo xam ne lu fi waay defe da nga ko nëbb ni ko sëñ Babacar waxee léegi ci lu bon mi ngi fi nag bu baax a baax a baax a baax mi ngi fi baax kon nag ñu ngi gërëm mbokk yi tey jégalu bu baax a baax ci yaatal gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yeesalaat siyaar bi rek ak nuyoo bi jéem a répondre ci questions yi noté nañ à peu près 10 questions am na question yoo xam ne day laal yenn yi bu njëkk bi mooy réponse Macky Sall bi Trudeau ñëwee fii ne wàllu homosexualité loolu en réalité loolu fi ñu ciy waxee mooy lan ak également concernant les khalifes généraux lan est-ce que lan mooy seen rôle loolu mooy li ñu ciy wax mooy lan maanaam on a vu donc une différence entre réponse bi mu joxee ci wolof ak bi mu joxee ci français parce que xañ na peut-être bin joxee ci wolof moo gën a explicite wane ne maanaam tout simplement que peuple sénégalais moom adhéré wut seeni valeur àndut ak li nga xam ne moom nga ñu proposé boobu dañuy indi ci wàllu est-ce que peuple mën naa changer constitution am na ku ko posé léegi en réalité peuple mënut a changer constitution mënut a defar constitution ndax parce que lan moo tax danoo xam ne ñun ñëpp en tant que peuple mënuñoo diriger tey jii salle bi rek bu ñu doon bëgg a jël benn décision mën ñoo jël ay waxtu puisque on ne peut pas tous gouverner en même temps il faut que ñu am ay représentants moo tax sëñ Babacar li mu wax dafa am solo trop mooy que ne léegi ñi naan borom réew yi pourtant suñuy mbindaan lan ñun ñoo leen di fay weer. loolu en fait am na fu muy am mooy que ne dans des cantons suisses donc y a démocratie dem na ba c'est ce qu'on appelle une démocratie directe une démocratie représentative am na foo xam ne comme ay Suisse am na canton yoo xam ne lépp loo xam ne dañuy décider des questions yoo xam ne day concerne ñëpp ñun ñëppay tase ca mbooloo ba amoon na fii suñu dëkk yi buñ bëggee kii da naan buur woote na ñun ñëw xool ba xam est-ce que mën nañ koo defam duñ ko mën a def mais loolu c'est possible cette démocratie directe n'est possible que bu ñu amee benn ay nombre bu ndaw mais bu fekkee ne daa doon ay pays bu gën a yaatu mënta ne moo tax c'est pour cela que c'est exceptionnel aujourd'hui on ne trouve cette démocratie que dans certains cantons suisses tout simplement pays yi nga xam ne moo gën a siiw yëpp mooy que ne dañuy élire des représentants et ces représentants vont désigner à notre nom donc c'est-à-dire lépp loo xam ne dañuy koy décider ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci yor nguur gi sunu tur lañ koy defee léegi maanaam c'est-à-dire que li ñuy wax critique bi ñu def foofu ci président Macky Sall mooy que ne la réponse bi mu joxee ci français non oui c'est-à-dire que notre pays mënuñu ko accepter mais ils peuvent donc exercer leurs droits donc mënuñu ko accepter mën nañoo exercer les droits non la réponse doit être claire et c'est-à-dire que à ce niveau mooy que lan problème bi dañuy yóbbu ci sunu préambule de la constitution France dafa wax lu leer nañ France même ñi ni comme De Gaulle bi ni considéré comme un assassin dañ ko jël comme quelqu'un benn mythe boo xam ne dañ koy teg ñu xam ne lii kat kenn du ko laal ñun suñ kilifa diine yi am na ku ko demandé kenn protégé wu leen ndax parce que tout simplement amul ci constitution bi parce que si on seulement si ci bind li njëkk a bind mooy que ne on là le Sénégal s'attache aux valeurs culturelles mais de quelle valeur culturelle qu'on parle-t-on quelle valeur culturelle c'est vague ku
man di doon boo ko waxee mën nañ ci dugal lu ne loolu mën nañ ci dugal lu ne c'est-à-dire tout simplement un texte juridique pour être appliqué à la lettre doit être clair bu fekkee ne leerut te loolu moom c'est-à-dire que certes juristes yi ñun dañ ko doon def ngir permettre une large interprétation pour le juge la texte yi noonu lañ ko bindee dañuy def de telle sorte que au lieu que ñu wax de telle façon explicite la chose mën nañ ko nuancer pour que le juge ait une large compétence donc d'interpréter le texte loolu c'était ça mais malheureusement l'application bi ñu koy gis dañ koy bind pour lool mais dañ ciy dugal yeneen yoo xam ne bokku ci c'est-à-dire que les khalifes généraux et les guides de façon générale même le cardinal n'est pas protégé non certes il est protégé tout seulement parce que le Vatican aujourd'hui peut signer des traités internationaux Vatican même ci Touba dana statut spécial fii la yam ci waxe la yam de c'est-à-dire que statut spécial c'est dans les faits mais ce n'est pas juridique du tout c'est-à-dire là au moment où on parle donc de faire un statut spécial pour la ville de Dakar où donc le président mën na nommer le maire de Dakar ce n'est pas un débat ce n'est pas un débat qui est quelque chose qui est comment dirais-je qui est intéressant non xam nañ ko baax a baax c'est politique la question ici était est-ce que mën nañoo accorder à la ville de Touba voilà donc mooy que ne ñu ngi wax ne fi ne nii par exemple danoo débat bi fii mooy leen dialogue national bi nan def Dakar léegi maire am kenn du ko falati léegi dañ ko président mooy toog bu ko neex ne kii laa jël comme premier ministre wala nangam léegi loolu boobu débat boobu loolu débat bi moo doon fi ni tey ji est-ce que Touba gii nga xam ne moom mooy rawukaay de du li ma mun doon murit moo tax ma koy de mooy rawukaay bi de tey bu wax dëgg yàlla buñ doon wax tey jii buñ doon rëcc dem jëm fenn fii lañ jëm si de ñëpp xam nañ ko nag xanaa peut-être sénégalais ñoo ko xamagul de mais américains yi Bamba Deyis ñu ngi koy màggal fële bu doon màggal sëñ Touba gii sëñ Touba daanaka kenn du ko màggal te pourtant héros national la ay la joor ak yooyu yëpp duñu ay héros xam nañ ko bu baax a baax wante problème bi mooy l'histoire bi ñu hérité problème bi foofu la ne bu doon bi ne indépendance Maroc gi ma jàngee Mohammed V bi mu amee jëlee état bi daf ko teg ci islam parce que boobu ñoom defuñu la colonisation protectorat la mais malheureusement ñun dañu coloniser ba ñuy dem sax dañ fee bàyyi suñu valeur ñoom loolu tax mu buum gi dañ ko daggul bu doon dañ ko dagg carrément teg suñu valeur loolu lépp lay da koy résoudre loolu la problème bi yëpp foofu la nekk peuple mënut a changer constitution mais fenn la lépp lu peuple bëgg état mënu ci dara loolu moom nañ ko xam ñun ñooy le peuple souverain mooy décider chaque waay effectivement oui en réalité oui ça c'est vrai mais de plus en plus buntu boobu gars yi tëj nañ ko que ne par instant bi si tu fais un coup d'état CEDEAO du la reconnaître sa gouvernement duñ ko reconnaître c'est-à-dire loolu donc droit CEDEAO dañ ne la non yow un gouvernement qui arrive frauduleusement donc au pouvoir n'est pas reconnu pourtant ce gouvernement pourrait être plus légitime que le gouvernement qui était là maanaam mooy lan mën naa tey ci sëñ Touba sëñ Mountakha joxe ndigal ne nan dem wuti keneen koo xam ne moom mooy défendre suñuy valeur ñu xëy suba teel benn général def ko porter projet bi dem def ko boobu tey bitim réew bu fa bëggoon a dem benn relation ak beneen réew du sotti ndax parce que reconnaître ko loolu c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de gouvernement qui est différente de la reconnaissance d'État état bi nga xam ne daa juddu daa bëgg a def ay relations internationales dafay soxla ñu reconnaître ko mais un gouvernement un état qui existe déjà gouvernement bu ñëw te respecté wu règles constitutionnelles yi nu ni amee pouvoir mooy que da ngay dem élection boo gañee élection yi yaay président mais boo jaarul yoon woowu duñ la reconnaître révolution oui
La révolution c'est le fait du peuple peuple mooy dem à un certain moment ñu xam ne lii kat jëmu kër ñu xëy suba teel fépp bu ñu xëyee si fépp cette révolution mais pourtant France c'est ce qui s'est passé en 1789 bi ñuy wax nii la révolution française c'est en 1789 l'église gérait donc le pouvoir moom moo maanaam c'est-à-dire que diine ji moo dominé woon foofu moo doon gérer le pouvoir bi ñu demee ba c'est en 1789 ñu naan ñoom lañ tudd ñoom siècle des Lumières nee na maam siècle bi ñoom bi ñu xippee xool boobu la ñoom pour ñoom pourtant ñun suñu siècle des Lumières mooy fu ñu demee ba nga xam ne suñu valeur yi doon maanaam li nga xam ne moom la mooy fondé suñu société c'est-à-dire le problème essentiel c'est que on a une société avec ses valeurs et une constitution qui ne reflète pas les valeurs loolu mooy problème bi moo tax maanaam rajo yu mel nii am solo trop donte dañ koy jàngale université xam nañ ne les pays yi nga xam ne moom la constitution bi donc di doxal dëgg mooy pays bi nga xam ne dafa partir de ses propres valeurs donc le plus en plus loolu mooy première question bi deuxièmement bi mooy répondre naa ko mooy statut les khalifes généraux am nañ statut ki waxoon ne les khalifes généraux les goûts religieux sont des simples citoyens pourtant c'est la réalité moom mi jàng droit xam naa ne sëñ Mountakha donte moom laa gëm simple citoyen la ndax lan tey bu ñu doon voté nii sëñ Mountakha bu demee ci bureau de vote bi ñaata carte lay dugal benn lay dugal man it benn lay dugal loolu mooy simple citoyen c'est-à-dire tout simplement bu ñu génnoon li mu gën a yomb mooy lan le principe de l'égalité entre les états par exemple maanaam tolloo gi nga xam ne moom la état yi tolloo tey bu ñu demee Nations Unies fi naan assemblée générale des Nations Unies état bu nekk benn voix rek nga am loolu doon voté décision bu ñuy jël États-Unis gu rëy googu benn voix la am Sénégal gu ndaw gi benn voix la am loolu mooy égalité maanaam c'est-à-dire que duñ ko nangoo wax nag maanaam foofu xañ na gars yi dañoo amul données de juridique bi la ñi nga xam ne ñoo nekk ci APR mais c'est la réalité Sëñ Mountakha c'est-à-dire que loolu ça pose un problème juridique c'est-à-dire que est-ce que nin defee tey jii le pape daa gën a sunu xalif bi le pape peut signer un traité international. Absolument. Sénégal mën naa signer ak pape bi c'est ce qu'on appelle l'autorité pontife mën na signer un traité avec l'État du Sénégal. Pourquoi si Touba avait ce statut donc spécial sëñ xalifa général bi mën na signer un accord avec n'importe quel État. foofu la problème bi nekk maanaam il y a pas une protection il y a pas une reconnaissance même waaw amul reconnaissance bi loolu mooy problème bi beneen bi mooy est-ce que peuple mën naa def bu jàkkaarloo gouvernement bi def lu ko neex waaw maanaam de gouvernement bi foofu day dugg ci wàllu traité internationaux te la réponse bi Macky Sall joxe nii nanu leer naññ ne bu mu ñu bett bu demoon signer benn traité boo xam ne day reconnaître donc les droits des homosexuels bu mu ñu bett de c'est-à-dire que en réalité ñun suñu problème dëgg mooy ñi ñu jiite seen diina ji dañ koo sëlmoo rek de newul ci biir de ñu ci bëri laa la wax diina ji dañ koo sëlmoo loolu dama koy sànni xeer même suñ professeur université yi ñu ci bëri ñi mu ñëw wax li may wax ñu ci bëri ndax parce que dañ naan non sama statut muy ma wax lii ndax mënuma jàngale lii wax le contraire non en réalité pourquoi la Grande-Bretagne est citée le système britannique est cité aujourd'hui xoolal Brexit bi mooy ñi nga xam ne la Grande-Bretagne dafa génn Union européenne loolu c'est une expression de la démocratie c'est un exemple que tout simplement ñoom bokkoon nañ ci benn assemblée boo xam ne traité moo ko yor ba ci yàgg maanaam ñoom ñu gisatuñ ci seen bopp ñu yaa di génn loolu c'est bien possible maanaam c'est tout simplement bu même bu mun signé woon benn traité international qui est appliqué pleinement par le juge mënoo s'est ouvert dénoncer le traité génn ci pare ci tout simplement loolu mooy beneen concernant quatrième question bi changement constitutionnel ak conformité ak nos valeurs loolu moom peuple moo koy décider
mais peuple bi ma gis nii yaakaar naa duñ changer dara ndax ñu bëree bëri xamuñu sax lan mooy constitution ndax parce que problème bi yëpp mooy danoo bëgg a xeex ak benn ennemi bu maîtriser le droit ñoom expert lañ yor de expert juridique la ñuy yor les francs-maçons la ay gars yu am xaalis lañ doon jàng teg ci bu ñëwee ci dëkk bi benn juge du leen laal ndax parce que duñ violer le droit ñun en voulant les combattre maintenant dañuy violer le droit léegi damay bëgg a wax franc-maçon yi pëli bee laay dem baare police la fa fekk de ndax parce que donc le voie de fait dañ koy tere mënoo ñëw di exprimer ça c'est une liberté donc ce qui veut dire tout simplement bu ñu bëggee gagner combat bi faaw données juridique bi ñu boole ko suñu ngir bu ñu wax mukk constitution samay nëwu ci déedéet suñu yoon ngi ci de ndax dina ni ma ko waxoon léegi dina mën a laa dëj foo xam ne doo fa jóge tant que waxuñu lu contraire ak li la fa dëj beneen bi mooy loi bi ak langue ñun ñoo ko wax ci constitution bi la langue officielle c'est le français tey tiim naa document léegi de muy arabe xaw ma constitution ba mu leen de te bu doon moom la de bu doon langue arabe mooy sunu loi langue officielle de tey j'ignore la loi ndax parce que dégguma ko kon ce qui veut dire tout simplement ñii wax naan reconnaître les langues nationales ils ont raison ils ont raison. Il va falloir que, par exemple, ce que les Nations Unies ont fait, Nations Unies reconnaître benn langue rek de dañuy jël li nga xam langue yi nga xam ne ñoo gën a dominante dans le monde ñu ne voici les langues de les Nations Unies voici les langues tey kan moo ñëwee def benn produit te bindoo ci chinois kenn ñemewu ko du jar ndax le premier marché mondial c'est la Chine moo tax ñëpp a ngi ñaan fi ne ni coronavirus bi jeex ndax parce que ñu mën a dem suñu marchandise loolu mooy langue bi c'est-à-dire que ñun ñoo ko bind suñu constitution ne la langue officielle c'est le français kon ce qui veut dire ku déggul français bokkoo loolu mooy loolu te ce qui veut dire tout simplement que même tribunal waruñu ko wax olof bu amee problème ñu war a ñëw di li maître xam na ci dara waruñu wax olof te pourtant ñu ngi koy def ñun biir juge yi boo demal tribunal bu gën a ndaw na lay wax olof te pourtant du yoon dans les textes sont écrits en français donc mooy problème bi léegi beneen bi mooy est-ce que mën na noo leeral peuple bi texte yi bala ñu koy wote mais loolu day fekk maanaam politiciens yi am ce qu'on appelle une volonté bu ñu amee volonté dëgg-dëgg mën nañ koo def maître waxoon na ko conférence bi passé dañ ngir référendum bi dañuy xool maanaam 15 points yi 7 yi ñoo baax ñoo am njariñ ak askan wi nga jël yeneen 5 yi mu xaw a yamamaay yeneen ñaari moom politiciens yaa ko moom ñu ne la ca woteel ñu ne la nangam li 15 points yi soxal 5 yi soxal na ma ñu wax la yeneen yoo xam ne dara soxal lu ci ñu ne la waxal oui wala non alors que le référendum le principe doit porter sur une question par exemple tey jii ñu ne danoo war a Casamance gee danoo war a dagg benn population benn partie jox ko beneen état cession donc du territoire ñu ne léegi nan toog ñun ñëpp waxtaan est-ce que d'accord nañ ci loolu mooy référendum du ay question électorale loolu yëpp peuple bi la question électorale loolu suñu yoon newu ci entre guillemets ça ñooñu ñim gën a important mooy les partis politiques qui concourent au pouvoir mais peuple bi ay questions essentielles les droits fondamentaux de l'homme donc le territoire national donc les valeurs yooyu ñoo important pour le peuple donc mais de plus en plus boo xoolee référendum bi yëpp ay questions électorales donc la sama parti dina ci mën a gañam du ci mën a gañe moom mooy calcul bi moom mooy beneen bi beneen question bi mooy concernant liberté yi ak traité internationaux maanaam foofu moom maanaam problème bi mooy yëpp traité sax la gaa yi xamut lu mu doon te pourtant de plus en plus le droit interne droit bi nga xam ne moo nekk ci biir réew mi s'internationalise lépp loo gis fi ne nii droit constitutionnel bi nga xam ne mooy appliqué droit administratif bi ñuy appliqué
droit privé bi ñuy appliqué nit ñi droit donc des finances publiques lépp ci biti la ordre yu jóge di ñëw ci biir ci biti lay jóge par exemple li gën a important pour ñëpp bu ñu ko waxee dañ ko comprendre mooy xaalis bi ñuy wote budget bi pourtant comment dirais-je une directive de l'UEMOA moom moo ko régir donc directive lañ dem UEMOA 8 pays yi nga xam ne ñoo ko constitué biñ ko wutee defee ba décider ko foofu léegi dañ ko suñu loi yi dañ koy reprendre ce qui veut dire que le droit communautaire est supra-législatif c'est-à-dire tout simplement moo tiim suñu loi yi ordre booy appliqué ci biir réew mi boo ko jëlee ci droit constitutionnel de plus en plus constitution yi mënoo cee bind loo xam ne communauté internationale d'accord ci tey man miy def droit international xam naa ne ce qu'on appelle les normes erga omnes les droits relatifs aux droits de l'homme ça s'impose à tous les États même si boo ko nanguwul loi yi nga maanaam normes yi nga xam ne mooy règles yi nga xam ne ci droit de l'homme te mais dina ci ñëw mooy que ne droit instant bi droit de l'homme évolué na de leen doon wax naan droit de l'homme de l'homme donc en tant que masculin droit de la femme léegi ñu ngi ci yeneen vague de ñu ngi ci yeneen donc droit des homosexuels foofu la ne de donc et là ce qui veut dire tout simplement la norme erga omnes s'applique à tous les États même boo si ñëw traité international effectivement maître dina ci ñëw léegi c'est-à-dire les nouveaux droits et ici dans notre référendum bi am na ko wax ne les 15 points am na yoo xam ne politiciens la kii ay genre chef de l'opposition ak genre yooyu mais également il y a la notion de nouveaux droits est-ce que les droits qu'on avait depuis 1948 est-ce que sont les nouveaux droits non 48 ba léegi 1948 ñu recommande la déclaration universelle des droits de l'homme loolu du nouveau loolu am nañ koo pare c'est déjà acquis quels sont les droits nouveaux qu'on va nous accorder yan mooy droit yu wees yi nga xam ne moom la ñu war a accorder ak kan lañ ko accorder barke démb wax nañ fii genre kenn waxut genre ci permis yi est-ce que jàllul sax si jàll na ñu ngi bindal genre du góor ak jigéen rek de déedéet maanaam ñi considéré seen bopp góor bind leen homme ñi considéré jigéen bind leen femme ñi considéré leneen nag bind leen autre loolu moo am foofu la monde bi toll léegi donc léegi nag de ce fait nag il va falloir que ñu taxaw xam bu baax lan la texte yi wax ngir mën a jàmmaarloo waaw beneen bi mooy concernant également peuple bi loolu waxoon nañ ko léegi mooy que ne la connaissance donc du peuple donc des textes juridiques c'est-à-dire que loolu sax moom moo fi indi tax dëgg yàlla ndax xañ na yeneen occupation lii da mën ko doon def waxtu wu ñuy def mën nañ ci am ay ab xaalis bare c'est-à-dire tout simplement dafa am lu importance yoo xam ne peuple bi yëpp ko war a xam xamoo Europe tey jii lu policier bi ñi ma def n'importe quoi nga yaakaar ne lan moo tax nit ñi xam nañ seeni droit tey jii day boo gisee policier léegi mu arrêté la da nga koy jaamu comme c'est pas possible te pourtant yow mën nga bañ a def dara bu say papier mate defoo infraction looy jaamu nit ki toogal di ko xool ba xam lu mu lay wax xanaa dina la sa bëri daa xonq donc foofu la monde bi toll c'est-à-dire tout simplement que ne il va falloir qu'on comprenne quelque chose et loolu laa wax sama collègue yu bëri ñi nga xam ne dañoo jàng droit interne voilà donc le droit interne nangam na droit interne amatul daanaka le droit interne s'internationalise de plus en plus et là foofu laay daanele mooy que ne même traité si on est donc à l'international le traité bi moo jiitu sax constitution moo gën a tiim constitution c'est-à-dire tout simplement la convention bi nga xam ne mooy convention mooy charte bi nga xam ne moom la ñëpp d'accord état yëpp d'accord ci muy la convention de Vienne de 1969 dit clairement wax na ne
amul kenn ku mën a invoquer son droit interne pour ne pas appliquer un traité ce qui veut dire tout simplement État Sénégal bu ratifier mooy signifier ne maintenant l'acte peut produire ses effets juridiques bu ratifier benn traité boo xam ne à l'international buy permettre les homosexuels ak leneen droit nouveau yooyu ñu appliquer ko jërul sax ab loi di ko laal ñu naan ko bind ko ci loi muy indi ay problème jërul sax constitution di ko reprendre muy indi problème parce que tout simplement si on est à l'international c'est le droit international qui s'applique à tous les États ce qui veut dire tout simplement que ne ratification munoo wax ne non sama droit sama lay sàtt réew du ko nanguwu ko déedéet maintenant nous sommes à l'international et le monde s'internationalise xam na ne léegi ban waxee ba guerre froide jeexee ba léegi xam na ne le monde est devenu un village planétaire kenn mënta toog ne non man bokkuma ci ce qui veut dire tout simplement que droit bi ñuy wax juge bi de wax de plus en plus tey jii foofu laay daanele Thione Seck lan moo ko génnele Thione Seck lan moo ko sauvé ku ko xam oui donc le règlement 5 de la CEDEAO dit que pour simplement bu ñu la jàppee nga dem police ñoom maître ñëwuñu PV bi bu ñu ko defee juge bi du ko appliquer looloo ko sauvé donc et là donc pourtant bu doon danoo yam rek ci biir droit Sénégal du sauvé mu nga kaso ba tey foofu laay daanele